asalaamaaleykum mbokki xibaaru takkusaan si li ci nar a gën a fës. Birama Ndiaye. bokk na ci li ñu nar a gën a fës foofee ca Kaolack njort nañ ne nag am na kenn ku am wëpp soosee ñu duppee coronavirus benn góor la nag bu am lu jegeen juróom-benn fukki at moo ngi bokkoon nag ci Air Sénégal niki ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru février gi ñu génn niki tey ci suba dal la daal di xëy dem foofee ca hôpital El Hadj Ibrahima Niass bu Kaolack ngir daal di jébal boppam dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi noonu itam ca Kaolack ñoom ñëpp ñoo bokk marché rawatina ñëw yëngu ci wàllu kër docteur ngir yéen nit ñi xool it ana nes la ñu def ba daal di moytandiku wopp soosé di coronavirus dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi ci booba jamono jëwriñ gu ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu wërgu yaram moo ngi doon tasek imam meeg ulema yi fii ci Sénégal xool ananes la ñuy def ba daal di yee nit ñi ci taxawaay gi ñu war a taxaw ci boobee feebar loolee dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi yaatal ko ak yeneen xeetu xibaar wax sa xalaat bokk na ci lu ñuy waxtaanee feebar boobee di coronavirus nes la ñu mën a def nit ñi ñëpp daal ci si sumb seen loxo ba daal di ko daan beneen bi it doon na loo xamante ne moom moo jëm ci wàllu rapport OFNAC ak daan bi ci jot a am ndaxte foofu la ñu war a yem wala boog am na ñeneen ñoo xamante ne war nañ leen lan moo ci seen xalaat ci 88 628 98 98 biti réew 33 825 18 30 Alassane Wade moo féete ci xarale bi. sant leen gërëm leen di leen tatagan ci teelu bi ngeen di teelu seen rajo Sud FM 98.5 ngir taataan fi xibaar yi alxames juróomi fan ci weeru mars atum 2020 ak ñaar fukk li ay di njàmbat li defu di waxu coronavirus fi mu ne nii nag ñoo ngi koy njort ci sénégalais bu ci am foofee ca Kaolack niki tey ji nag la daal di xëy dem ca këru docteur ngir daal di jéppal boromam même na leen nag ñoom ci wàllu boppam daal di nañ ko berandi di xool ana nañ la ñuy def daal ba daal di xam ndax laale na ci feebar boobee am laale wu ci ndaxte gis nañ ne ci Air Sénégal la bokkoon niki ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru février gi ñu génn Mamadou Camara. alxamis bi juróomi fan ci weeru mars atum 2020 Kaolack nag daal di enregistré benn suspect lu jëm ci wàllu coronavirus muy góor goo xam ne gi toll na ci juróom benn fukki at moom nag dafa bokkoon ci vol bi nga xam ne volu Air Sénégal la bi nga xam ne ñëwoon na fii ci ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru février atum 2020 góor googu moom moo solal boppam ay dàll daal di ñëw hôpital El Hadj Ibrahima Niass bu Kaolack ginnaaw ba mu yëgee dara ci yaramam docteur Kalidou Ly moom mooy président commission médicale d'établissement bu centre hospitalier régional El Hadj Ibrahima Niass bu Kaolack di ci àddu. donc tey ci suba am na benn waaju indi boppam moom mu ngi bokkoon ci volu Air Sénégal du 26 février boo xamante ne cas suspect cas Sénégal confirmé bi donc mu ngi woon ci vol boobu moom moo dem ba sentir ne bopp bi dafay métti rek mu indi boppam hôpital donc moom moo ne mu ngi woon ci vol bi bëgg nañu saytu ay mbiram donc yóbbu nañ ko ci site boo xamante ne cas suspect yi fa lañ leen di téye en attendant que ñu xoolaat wérgu yaramam et s'il le faut ñu def prélèvement yu war waaye actuellement il est en isolement. jigéen la wala góor la boo xamante ne sénégalais la noir bon teint la il doit avoir un peu 60 ans et plus, c'est un retraité. En tout cas jusqu'à présent mënuñu wax ne am nañu benn cas de coronavirus confirmé à Kaolack. jamono ji nag administration hôpital régional El Hadj Ibrahima Niass bu Kaolack ak ñi nga xam ne ñoom ñooy docteur yi ñoom jël nañ seeni matukaay ñu ngi saytu mbir mi waaye mënaguñoo wax dëgg-dëgg ndax góor googu coronavirus moo ko dal am déet muy mbir moo xam ne bi dinañ ko topp ba ci cëppaandaw ga. Kaolack Mamadou Camara Sud FM. Mamadou Camara dañuy desandi gi yow administration bu centre hospitalier régional El Hadj Ibrahima Niass daal dina xam leen nag tey la ñu gën a fabu ngir daal di jàmmarloogu wopp soosé di coronavirus ay jumtukaay yu am solo yël lañu daal di génne ngir rek daal di moytandiku loole docteur Kalidou Ly la ñuy teewlu moom moo nekk président commission médicale d'établissement bu centre hospitalier El Hadj Ibrahima Niass bu Kaolack ñu teewlu ko ak Mamadou Kam. voilà donc jamono ji feebaru coronavirus lëmbe na àddina bi donc te épargné wul Sénégal mu tombé ci période boo xamante ne tamit ñu ngi ci benn xew-xew mooy magalu Porokhane bi donc mu tombé tamit benn cas am na Sénégal donc jot nañu ay directives yu jóge ci kaw mu waroon ñun mettre ko en pratique donc actuellement képp kuy dugg ci hôpital bi dinañ jël sa température xool ndax am nga fièvre am déet ndaxte boo amee fièvre jar nañu
jóge fi la saytu feebar bi ndax indaale woo ko am déet. donc lu dul loolu incité nañu nit ñi pour que ñuy raxas seeni loxo, ñu utiliser ay mesures de protection telles que le port de masque, ñuy sol ay masque, donc ñuy utiliser ay alcool lu bëri, loolu yëpp te ñu wàññi joxante loxo bi, duñ ne wàññi nuyoo mais ñu wàññi joxante loxo bi. donc jël nañu maladie infectieuse service bi ñu vidé ko moom vidé ko complètement yóbbu ko feneen, donc site bi def ko site boo xamante ne cas bu suspect bu ñu am donc foofu la ñu yóbbu suspect boobu cas suspect. alors jumtukaay yi essentiellement ñaari façon la, bu ci jiitu mooy boo xamante ne les mesures d'hygiène, donc raxas loxo yi, donc gis ngeen teg nañu ay baril ndox un peu partout avec des robinets ak savon pour que nit ñi raxasu, mettre nañu à la disposition des gens des masques pour se protéger, donc commandé nañu alcool bu bëri pour donc toujours maintenir le cap hygiène au maximum. leneen li mooy jumtukaay yoo xamante ne suñ amee cas suspect yooyu mooy combinaison yu ñuy sol pour mën a jege nit ki saytu wér-gu-yaramam, boobu tamit région médicale def na ci jéego bu am solo, jox nañu matériel boo xamante ni moom la ñuy jëfandikoo pour les prélèvements et tout, donc ci wàllu boobu amul benn problème. en tout cas tëral nañu yoon mooy circuit boo xamante ne lépp lu suspect déjà dinañ protéger personnel hôpital bi ay ñuy fréquenter hôpital bi, aussi dinañ ko yóbbu ci bërëb boo xamante ne ñun suñu bopp dinañ ko mën a toppatoo ba nga xamante ni lépp lu war dinañ ko ci def. lépp li ci war dinañ ko ci def kuy ut nag ñu jàppale ko ci fànn boobule bokk na ci jëwriñ gi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu wërgu yaram ci mim réew noonee nag la daal di sàkku ci ulema yeeg imam yi ñu xool ananes la ñu def ba daal di ko karle wopp soosé di coronavirus. moom Abdoulaye Diouf Sarr ni ki tey ji la doon janego kilifa yooyee ñu teewlu koog Babacar Samb. ñu jógee fii danañu dem seeti ñi xamante ne ñoom ñoo ŋànku diine aussi diine catholique. li xamante ne donc mooy arme bi gën a am solo. arme bi xamante ne mooy doon arme réew mi mooy information mooy communication mooy éducation. moo tax ñu ne comme que yéen dafa am cër bu mag a mag a mag bu ngeen am ci loolu. ci ajjuma ngeen ñëw donc def xutba wax ak population yi jiite ak ci leneen ak leneen ak leneen xeex bu mel ni donc buñ ko sumbee mën nañ wax ne yéen da ngeen war a nekk ci généraux armée bi. moo tax ñu ne nañ ñëw seet ci leen waxtaan ak yéen jox leen élément de langage yi pour que donc yéen ngeen mën a teg aussi seen bataillon bokk ak ñun xeex bi xamante ne yaakaar nañ ne bu si ñëpp jàppee danañu ko gagné. docteur Ousmane Gueye nga xamante ne moom moo yor service national d'éducation d'information pour la santé dana jël kàddu tout à l'heure pour joxe explication yoo xamante ne explication technique la pour ngeen mën a alimenter seen i langage ak seen i xutba. mais daal gouvernement bi lu mu bëggoon mooy ngeen sumb bu baax a baax ci xeex bi joxe message yi partout ci Sénégal pour que képp koo xamante ne yëkk nga kàddu ajjuma rek boo mënee joxe éléments yi xamante ne day aar askan bi nga joxe ko. képp koo xamante ne invité nañ la ci loo xamante ne rassemblement diine la tam nga taxaw may informé tam démb président de la république jël na ay mesures yu am solo mooy ne manifestation yu gouvernement bi doon organisé te mu am ndaje yoo xamante ne ay nit dañ fay daje moo nañ ko ndégandégi ba ci kanam mooy 8 mars bi muy premier samedi de chaque mois bi xamante dañ doon nettoyer dëkk bi ñu donc surseoir ko parce que li ñu sëmb dafa nekk loo xamante ne sécurité sanitaire réew mi daf ci dépendre. ci noone imam yeeg ulema yi ni ki aljuma gi ñu dégmal seen xutba nag lépp ñoo ngi ko fas yéene jagleel wopp soosé di coronavirus ngir rek nit ñi xool ananes lañu def ba gën ko moytandiku. Babacar Samb. ngir jàmmaloo feebaru coronavirus imam yax ulema yu Sénégal daal di sóobu ci xeex wi lee seen xutba ci julli ko juma ak yeneenu pa ndaje jëm ci wàllum diine fas yéene doon seen pa ngànnaay waxtaan wi war a jëm ci sensibiliser askan bi ci feebaru coronavirus. imam Mbaye Ndiaye bokk ci association des imams et oulémas du Sénégal. ñu taxaw nag taxawaay boo xam ne taxawaayu diine la ndax lii yàgg naa am ci àddina muy mbas yàgg naa am waaye bu amee itam diine daf ci am wàll kon dafa war cohésion nationale fi ñu toll nii muy ñëpp ñoo war a ànd jël benn xeex jublu ko muy lii nga xam ne dafa daanu ci nun muy feebar bi nga xam ne ni ko imam Omar waxee léegi ñooy jiite waxtu yi juróom waaye it ñooy jiite ajjuma yi ñu sensibiliser population bi pour daal set gii ñuy wax ñu jéem ko appliquer comme ni ñu waree war a yem itam nag ci yu bëree bëri ci suñuy activité loo xam ne mënta ñàkk
ñu bàyyi ko li mën a ñàkk nag ñu préparer suñu bopp dem ca loolu daal la ñu fas yéene sensibiliser imam yëpp kenn ku nekk boo demee ci sa jàkka boo demee ci sa jumaa nga waxtaan ak nit ñi. ana fan la feebar bi lee daal di jógee naka lañ koy daal di ràññee ana naka lañ ciy fàggandikoo yooyu la kilifa diine ñu daal di waxtaan ak ñoom ci wàllu wile ngir ñu mën koo àggee askan wi. comme jox nañu ay brochure yoo xam ne mën nañ ko traduire ñu jéem ko traduire xool li nga xam ne mooy précaution yi ñu war a jël ñu jël ko ci incha allahu taala pour jot lu nit ñi daal information bi kenn ku ne daal xam fi ngay yem. yooyu la imam ak ulema yu Sénégal di sàkku ci askan bi ngir ñu ànd ak aw dal waaye tam dellu ci borom bi ngir gën a mën a xeex lii di feebaru coronavirus. ndaje boobee nag doon na loo xamante ne faaw ñu daal di ko toxal maanaam yenn ndaje yi nga xamante ne nag nit yi dañ fay tase précision yooyu nag ñi ko xamle di imam ak ulema yu nekk ci Sénégal jàpp ne nag fi mu ne nii lu jëm ci wàllub julli jumaa yeeg yooyu nag feebar bi jotagul ñoom nag waxtu bi jotagul ngir rek ñu daal di toxal loole teewlu ngi leen ci suñu xibaar yi ñu génn màggal Poroxaan ay nit itam daal di fa dajaloo ci jamono soo xamante ne nag coronavirus baa ngi lëmbe àdduna bi rawatina fii ci Sénégal yooyu nag teewul nit ñaa ngi seen wàllu bopp daal di nañ fa dem ngir rek daal di amal la nga xamante ne moom mooy màggalu soxna soose di Mariama Bousso di wayjuru Xaadimu Rasuulu teewlu ngeen ci suñu ndaw lu ñu fa teewal di Awa Thiaw amaana dinañ ci ñëwaat ci suñu yeneen jotaayu xibaar service d'hygiène daal dina taxawal opération bu am solo ngir rek daal di bale seetal foofee ca gare routière bu Thiès loolee nag gis nañ ne dafa doon loo xamante ne bari na ay ñooñ chauffeur yoo xamante ne dañuy jaar foofee rawatina ca Thiès. Babacar Ndaw daanaka kenn desul ci brigade d'hygiène bu Thiès lim bu takku ànd ak seen kilifa capitaine Idrissa Ndiaye. gare routière aussi lu am solo la parce que gare routière daanaka daal moom mooy seetu dëkk bi donc bu ñu toppatee set ci biir gare routière bi rek dafa mel ni ci dëkk bi yëpp lañ toppatoo set bi donc mu nekk fànn bu am solo boole jëf yi la ñuy daje donc loolu lañ gis ñu ne nañu wàcc ci gare routière bi gunge maanaam initiative présidentielle boobu gën a sensibiliser waa gare routière pour que ñu mën a toppatoo maanaam set bi parce que moom mooy maanaam seetu dëkk bi. roq-roqal yëpp ñu pompe ko ànd ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa gare routière bu Thiès waxtaan ak ñoom ci jamono jii lii di jàngoro coronavirus bi lëmbee Sénégal capitaine Idrissa Ndiaye mooy chef brigade d'hygiène bu Thiès. mais sensibilisation yooyu ci ñaari fànn rek lañ koy tënk bu njëkk bi mooy digal nit ñi ñuy raxasu seen loxo ak saabu donc ñaareel bi mooy ñuy tàmbali di jëfandikoo ay masque donc bu fekkee dañoo am ñaaw njort ci ay nit ñaari activités yooyu dafa am leneen luñ ci rax mooy ñu fexe ba maanaam def ay séance de désinfection mooy pompe yi ñuy tàmbali def pompe boobu buñ ko defee dinañ wóor ni ko léegi fii doomu jàngoro boobu normalement duñ ko fi gis. ginnaaw waxtaan beeg xamale règle d'hygiène yi gënaat nañu ñaax askan wi li war a doon seen taxawaay loolu nag bi nga xam ne ñoom ñoo yor bureau regroupement des chauffeurs bu diwaanu Thiès rafetlu ko Ousmane Niang di seen secrétaire général. ci moment bi nga xamante ni bii am na feebar bu law nekk ci àdduna bi ci bugg Sénégal nit ñi war koo xam war a xam ñu ci kii comme su ñu ñëwee taxaw ci garage bi nga xamante ni bii chaque jour par exemple dina fi bëri trop par exemple soo amee 60 cars départ Dakar rek soo ko multiplier 60 cars bi par 40 déjà 6 fois 4 ay 2400 personnes la yoo xam cette place est assurée am na kon lii la boo xamante ni ñi dañuy dem ak dikk donc feebar bi plus ñu fiy jaay ak yëpp ñu fi yëngatu ma bëgg a wax rek chauffeur yi ak ñu fiy yëngatu te ñu xam ne ñii buñ fi ñëwee ñëw ñu fi pour jàpp di wala mais dañ fi ñëw pour dimbali leen. Babacar Ndaw Thiès sur FM. Babacar Ndaw bàyyi ko Thiès dem ba fa Sédhiou foofee ca Goudomp gis nañ ne nag dafa jegewul lool ak lii di Guinée Bissau tax na rek niki tey ji ñu daal di fa am pour ndaje bi yeete ngir ñu moytandiku bu baax a baax lu jëm ci wàllu Covid-19 wala boog coronavirus noonu itam gis nañ ne mboole seen askan wi fa nekk daal dinañ ñu teewe loole Moussa Dramé. gannaaw bu amee ñeenti nit ñoo xam ne it nemmeeku nañ seen yaram ñi am wopp bi la ñu duppee coronavirus ci Sénégal am na it yeete boo xam ne ñu ngi wéy di ko amal fu nekk ci diwaanu Sédhiou ngir mu bañ a law ci département Goudomp féetewu ci bët Saloum diwaanu Sédhiou jegaloo Guinée Bissau am na it yeete boo xam ne amal nañ ko it naka démb ngir lépp loo xam ne si dafa jëmee ci wàllu set ak it taxawaay bu ci war di ko gën a wasaare nit ñi bën ci bàyyi xel dañ ci teewlu docteur Christophe Kouadi Kanfo mi nekk médecin chef district sanitaire bu Goudomp dikk ci anam buñ koy namee. yaram day tàng température bi buñ ko jëlee mën na ne 38 ba 39 degré am na frisson maanaam da ngay mel ni ku liw sa yaram day metti sa bopp day metti
ngay sëkkat bi sax mooy gën a tax ñuy wàlle ak tisooli ak sa baat di metti wala muy xasan sa put bi di metti wala muy xasan. wàllu set ak setal barab bi it nekk na loo xam ne ci gis-gis docteur Christophe Kouadi Kanfo médecin chef district sanitaire bu Goudomp ab wareef la ngir mën a mucc ci wopp bi la. ñu fàggandiko moo gën faju fàggandiko bu gën mooy raxasu sa loxo saa su ne saa yoo ko mënee ak saa su ne ak ndox ak saabu lu yomb la boo wàccee liggéey nga raxasu bu xale bi jógee école mu raxasu boo demee si toilette nga raxasu booy añee ba pare nga raxasu tout le temps ngay raxasu li ci tegu mooy bañ di sëkkat ci kanam nit ñi di sëkkat ci kanamu askan wi booy sëkkat da ngay jël mouchoir teg ko si ngay sëkkatee wala nga ci soodi. gannaaw bu njëkk nemmeeku Covid-19 di wopp bi la ci Sénégal di docteur Seydou Nourou Seck nekk chef du service des urgences ci hôpital bu Sédhiou ak nit yeete bu yaatu boo xam ne dikk na ci it ngir askan wi mën cee bàyyi xel waaye tamit nee ñi it lépp loo xam ne si moo jëmee ci wàllu yenn xibaar yi ñuy joxe te mu war a alatiku wala boog tax na it wopp bi di law nit ñi war ci gën a bàyyi xel ànd ceeg lu ñu duppee responsabilité ak dal ngir daal ñu mën faagaagal wopp bi lay ci tan jokkook yéen Sédhiou Moussa Dramé pour Sud FM. ngir faagaagal wopp boobule nag Moussa Dramé jëwriñ gi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllub njàng ci mim réew daal dina nasub pexe xool ana nes la ñu def ba daal di yee gune yi ci fànn boobule moom jëwriñ googee nag daal dina xaatim benn circulaire jagleel ko ña leen di jàngale ñu laata ñu daal di door seen njàngale nag ñu am waxtaan boo xamante ne dinañ ko sekk ak ndongo yi ci jamono si nga xamante ne yeneen réew yi nag ñoo ngi tëjub seenu l'école ak seeni jaaba ñu teewlu leeralu docteur Aliou Dia moo nekk chef division contrôle médical scolaire ñu teewlu ko ak Mame Diarra Dassi. dafa mel na xeex bi commencé na sax parce que am na ñaari fan léegi ministre de l'éducation nationale moom ci boppam jiite na benn leçon de vie mooy leçon boo xam ne dañ koy def ci école xale yi di réciter lan mooy coronavirus parce que boo feebar aussi foog nga xam ko mun ko moytu nga xam manifestation yi ak nan lañ koy moytee donc ñun leçon boobu def nañ ko ci benn école Ouakam démb nag def nañ comité boobu dafa réunir chaque fois des réunir suba sax am na encore réunion ñuy réunion di xool fan la tolloo ndax am na ay élèves wala enseignants ñu am coronavirus yan mesures la ñu war a jël yan ak concertation ak secteur santé lan la ñu war a def donc ci ministre de l'éducation nationale aussi xaatim na benn circulaire boo xam ne envoyé na ko wala ñu ngi koy envoyé xam naa tey ci inspection d'académie yi ak inspection d'éducation à la formation yëpp ci Sénégal ñu fagaru ñu école bu nekk mun a defar leçon de vie pour yee xale yi yee mag ñi parce que élèves yi aussi ay relais yu mag la ay relais yu may ce sont des excellents relais donc circulaire boobu aussi dina insister pour ci raxasaay bi moytu vraiment à chaque fois xale yi mun a bu ñu duggee ci classe wala bu ñuy bee ñu mun a raxas seen loxo également ñu nekk relais aussi ci population pour xamal leen vraiment feebar bi il faut ñu moytu laalante di raxasu loxo à chaque instant donc troisième action bi ñu ngi defar nee naa ñu ngi ci waajal benn plan d'action boo xam ne am na activité yu bari yu ci war a def mooy par exemple defar ay document pédagogique nga xam ne enseignant lañ koy jox pour ñu mun ko jàngale am na aussi volet communication DRTS ñoo ko war a dérouler activité yooyu nag mooy constituer plan d'action éducation pour xeex jàngoro ji foofu la ñuy toll xam naa ci fan yi daal activité yu bari parce que xeex bi ñëpp ko ci am éducation ak santé ñoo ci boole communauté yëpp ñoo ci war a boole pour xeex jàngoro ji. xeex jàngoro boobee nag am na ñeneen ñoo xamante ne ñoo ngi koy foowee rawatina ci réseaux sociaux yi rawatina Facebook ak lu jëm ci wàllu WhatsApp yi di joxe xibaar yoo xamante ne nag laalewul ak dara ak lu wopp soosé ba tax rek ñu daal di ci def ab gëstu ñu ko tey ji Josette Kali. feebaru Covid-19 ñu gën kaa xamee ci coronavirus daanaka Sénégal kenn réerootu ko ci waxtu woo xamante ni mu ngi wéy di law ci àdduna wërngal këpp benn pàcc ci population bi di ko ñàkkal fayda rawatina ci ay publication yi ñuy def ci réseaux sociaux yi mu nekk mbir bu jaaxal yile Dakar waa. gars yi jël ñu ko au sérieux parce que comprendre ñu maladie sénégalais kay ñoom lépp ay café kay jàppee di def ay blagues alors c'est dangereux. il faut que ñëpp def attention. daal ba léegi
léegi comprendre nga ñu waaye soo demee ba mu dal ci sa mbokk bañ di wax di ci réseaux yoo xam ne ay ñàkk fayda la c'est très important ba ñu bàyyi seen xel quoi loo xam ne ñoom day rey. maintenant les réseaux sociaux c'est dangereux. yooyee réseaux sociaux bu ñu sukkandikoo ci yile góor waroon na nekk jumtuwaay boo xamante ni dañ fi yee nit ñi ci waxtu woo xamante ni fii ci Sénégal am nañ fi ay cas. dañuy utiliser réseaux sociaux mais xamuñu l'importance li ci faut nañ ko war a gën a mën a jàllale ci réseaux sociaux yi parce que dafa nekk feebar boo xam ne dafa la sensibilisation parce que réseaux sociaux yi c'est un moyen de communication parce que boo xoolee yeneen pays ñu won la ña fay rey ak ña fay faagagal loolu bu ñëwee sa réew war nga mën a fagaru war nga mën a bàyyi sa xel ci woo ci réseaux sociaux yi dañuy wax yoo xam ne ni dëggul mën na daal. ci benn kaddu ñu ngi ñaawlu te di yee population yi ñu bàyyi xel ci yenn ci ay méthodes yi ñuy publier ci réseaux sociaux yi di xam leen ni mën na indi saafara ci boobee jàngoro. ñu bañ nax seen bopp te xam ne que affaire c'est très sérieux su amul remède cas yooyu yëpp di fa am ñu jël seen matuwaay rek. dañ topp li nga xam te ni moo leen médecin yi wax parce que moom ne yël olof naan xoddi ko balaa nga lakkale. ñu ko xamul ñoom nañuy nax loolu noonu ñuy def loolu baaxul amuñu benn antidote boo xam ne war na ko mën a faj. nañu moytu yooyu nañu déglu ñoo xam ne nu ñuy nekk di ut nu ñuy def ba jàngoro bi daal bu mu bañ a gën a bare ci dëkk bi. mu feeñ fii ci altine bi ñu génn Covid 19 googee benn pàcc ci sénégalais yi ñu ngi koy ironiser dem sax bay xelal nit ñi yenn ci ay mesures de prévention yoo xamante ni bokkewul ak lu ci kër docteur wax ci réseaux sociaux yi yooyu réseaux sociaux nga xamante ni waroon nañ koo jëfandikoo ngir gën a xamal nit ñi lan mooy bile jàngoro ak nuñ ci mën a moytu.